asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fii seetaane xabaar li ci gën a fës nag mooy génnu ko àddina ki nga xam ne mooy Idrissa Goudiaby mu nekk ndaw loo xam ne mi ngi ñàkkoon bakkanam ci manifestation bu doon am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin lu yees nag moo ci daal di am ñi nga xam ne nag ñoo njëkkoon a def autopsie bu bees bi dafa daal di nee na loole gis ne médecin yu njëkk yi la ñu daal di waxoon loole nekkulam li nga xam ne nag moo nekk jafe-jafe wàllum assainissement ci capitale bu sénégalaise saa su ne bu tawee ci diwaanu Ndakaaru daanaka féppay suuxa askanu Sénégal nag addu nañ ci di daal di wax lan mooy jafe-jafe yi ci wàllum saa su ne bu nawet jotee ni ki tey ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet moom la ñuy daal di màggal ci àdduna wërkël këpp journée mondiale bu malbouffe lu mel nag yan risque la mën a andi ci wér-gu-yaramu ñenn ci askan wi da ngeen ci dégg Abdou Waxal Ba ak leeral yi nga xam ne daal dina ko def xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi lee jotaay léegi ñu daal ci yaatal. nuy waat leen beneen yoon ci Time for Africa TV comme liñ leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi lu yees nag moo daal di am ci affaire u Idrissa Goudiaby moom mile nag moo nekkoon ndaw li nga xam ne moo ñàkkoon bakkanam ci manifestation bu doon am ci coalition Yewwi Askan Wi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin autopsie bi nga xam ne nag daal di na génn dafa daal di waroo lool ak autopsie bi nga xamante ni ordre médecin du Sénégal ñoo ko daal di def ñoom ñu gis ne ndaw lii di daal dafa daal di ñàkk bakkanam ci ballam ñu fàttali nag ne autopsie bu njëkk bi nag moom li mu xamle woon mooy ne kii di ndaw li ko daal di faat mooy objet tranchant maanaam ay pakak ñoom seen gannaaw loolee dañuy wax ci gouverneur bu région bu Diourbel Ibrahima Fall moom nag ni ki démb ci àllarba ji dafa daal di dalal xel yi ci màggalu Tuubaa gi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi du ñëw ci CRD bi nag ñu ngi ci doon wax yan préparatif la ñuy daal di def ngir daal di waajal événement boole nga xam ne ay junney taalibe ñooy dem ci diwaan bu sell boobu Touba Mbacké ngir daal di màggalu Xaadimul Moustapha ci doléance yi nga xam ne nag daal di nañ ko jibal foole ci CRD bi bokk na naka la ñuy def ba hôpital bi di Ahmadul Khadim naka lay def ba daal di yegg waaye tamit forage u hôpital Matlaboul ngeen jéggal ma Fousseyni diwaanu Ndakaaru nag saa bu tawee ñu ci bari ci askan wi dañuy daal di nekk ci ay jafe-jafe ndax ndox mu leen daal di sonal dañuy sax suuf quartier yu bari nag ci diwaanu Ndakaaru ndox mi da leen daal di ak sonal leen lool ministre de l'intérieur bi sax daal dina def benn tukki nemmeeku ci li nga xam ne mooy gox yi daal di taaj ci li ki démb ci diwaanu Dakar Antoine Félix Diome moom daal dina def constat yi nga xam ne gis na ko ci lu ndox mi def ak dégâts yi daal di jur ci boole sax taw ak jafe-jafe yi nga xam ne da koy daal di amal sax su ne ci diwaanu Dakar ci li ñuy desandi ci askan yi nga xamante ni nag suñu reporter Yvon Aka daal dina janoo ak ñoom daal ñi ngi daal di wax jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy daal di dund ñu ne jamono ji nag sax su tawee ba tey fa tey la waalo gën a aaye dañuy dund ay jafe-jafe yu tara ñu gis ne daal ñi nga xam ne ñooy autorité war nañ daal di xool naka lañ def ngir daal di andi ay pexe ci lii nga xam ne yàgg na fi lool te ba tey mu nekk loo xam ne dafa metti lool ñu daal di déglu reportage bi. benn taw bu am doole rek doy na ngir mu jur ay jafe-jafe ci biir Ndakaaru ba tax nag ñuy laaj rek ba xam liggéey assainissement bi fu mu toll loolu nag citoyen sénégalais yaa ngi koy ñaawlu torop. Abdou Latif Diakhaté di wax ne si ay priorité yu dëkk bi. li ma ko jàngatee mooy gis naa ne même démb rek maa ngi doon xalaat ndax démb man bi mu tawee ba sibéde bi ma génnee gis naa ne comme priorité li gën a nekk Sénégal daal maam nguur gi taxawul ci loolu même comme jàpp naa ne stade yi di defar ak yenn comme li ñuy immigré ay wàllu raay beeg yooyu jàppoon naa ne defar ci yoon yi nit ñi jaar yi nga xam ne nit ñi saa suñ xëyee chaque jour moom lañ gën a yitte waraan ndax instant bi yoon yi jaar waaye comme bu tawee ba sibét boo amul foo mën di jaar
wala yenn wala dundu gu seer loolu maanaam day feeñ ci économie réew mi ndax tey bu fekkee nit ñi maanaam fi ñu war a jaar da leen di empêché tey bu ñu xëyee dana feeñ ci wàllum njàng mi mais tamit dana feeñ ci wàllu économie moo tax jàpp naa ne nguur gi xoolaat li gën a nekk priorité ci réew mu nekk mais pas comme yenn kii yi daal ay wàllu stade beeg yooyu même stade bi am na njëriñ mais am na lu ko ëpp njëriñ ci réew mi. Abdou Sy di wax nguur gi daf ñu war a rendre compte. loolu soo xoolee depuis des années si ginnaaw daf ñu yàgg dal chaque fois ñu di jël ay mesures jël si benn mesure ba pare boo xoolee le cas de la Médina waa APIX ñu ne sais pas ak xam ñu foofu teg foofu depuis 2 ans ak Gueule Tapée Médina mais ba tey avant muy taw la ñuy waxoon bu tawee nga am ay problème déjà mu taw ay problème moo fa am déjà ñu ngi toj tali yi bu dugal ay tuyaux yi déjà dugal ñu tuyaux yi tali yi ni ñu koy feree baaxul am na yoo xam ne trottoir yoo xam ne ni nga defaree baaxul déjà foofu dama xool nu mu mel dafa salte dafa jaxasoo loolu la ñu war a xoolaat bu baax a baax lu ñuy def parce que chaque année problème yooyu moo ngi dal sagam côté ville bi maam yenn problème bi asuma ak banlieue bi banlieue bi tamit chaque fois tamit les mêmes problèmes moo leen dal instant grand mais de état bu ko waxee tamit bu ko defee tamit bu dee def ay milliards man jeune vois ba man gis naa ay milliards parce que boo xoolee chaque année ñun dugal nañu ay milliards léegi bu tawee problème li gën a yokk mais ko milliards yi fu muy dugg ba pare benn bu ma gën a métti tamit mooy leen wax léegi nag non parce que Gueule Tapée Médina am na ko ñoo xam ne amuloon sax ay problème inondation bu tawee du am ay problème mais ngi toj tali yi mu taw problème yooyu am waaw yooyu tamit man dama xam ne tamit dugal nañu fi ay milliards xaw ma dugal fi ay milliards ba pare ñu yor projet ci boppam ñoo ngi tamit war nañu ñëw rendre compte nit ñi tamit waaw ñu xool fa la ñuy dugal xaalis wala tamit ñu xool ban liggéey seen liggéey fu mu mucc ak lan la ñuy def ba ñu ngi noonu arrêté affaire taxaw di xool nit ñi. fu ñuy pare mooy di wàllum assainissement bi nguuru Sénégal war na sukkali yenn gox yi te jàppale ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay tolof-tolof ci jamono inondation yi ñu toll. tey nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet mun nañuy màggal ci àdduna wërngal këpp journée mondiale du malbouffe mooy journée boo xamante ni ñu ci bari ci askan wi dañuy daal di jëfandikoo ay ñam di faral di lekk loo xam ne quantité la waaye du am qualité nu mel nag mën na andi ay njeexital ci wér-gu-yaramu askan wi mën na sax jur ay conséquences ci xelu doomu aadama ñu daal di déglu leeral yi nga xamante ni Ahmed Ba daal dinañu ko faram-fàcceel. Ce 21 juillet est célébrée la journée mondiale de la malbouffe. Burgers, pizza, tacos et tant d'autres. Toutes ces choses que l'on adore manger alors que l'on sait pertinemment que c'est très mauvais pour la santé. Une récente étude explique en effet que cette nourriture très grasse, sucrée, salée, remplie d'additifs et transformée peut mener à de l'obésité, au cholestérol, au diabète, à des problèmes cardiovasculaires, une insuffisance rénale, de l'ostéoporose ou encore de l'hypertension. De plus, manger trop de malbouffe provoque des carences, ce qui peut augmenter les risques de cancer, notamment du système digestif. La malbouffe ou junk food en anglais aurait également des conséquences sur le cerveau puisque l'obésité et le diabète altèrent le système nerveux central, exacerbant les troubles psychiatriques et le déclin cognitif. xabaar yi bitim réew dañu koy doore ak RDC mi bëgg a lancer àllum électeurs yi ngir élection 2023 ñoom ñi le sax dañuy amal recensement jëm ci wàllum population gouvernement bi nag bëgg couplé opération yi ngir daal di gën a mën a woyofal gafak ak réew ma institut national bi nga xam ne moo yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum statistique office national bi dina def ngir daal di xoola naka lay def ba identifier askan wi nga xam ne ñoo war a bokk ci commission électorale nationale indépendante loolu tax sax gouvernement bi daal di bëgg daal di mutualiser ay ressources yu takko gannaaw loole dañuy daal di wutali Togo gannaaw bu mu amee ay attaque yu metti ci nooru réew moo situation bi nag jamono ji dafay gën di tar looloo tax nag population bi ñenn ñi dañuy daw foole ngir utali yeneen ni dëkk ndaxte dañoo gis ne ci jamono ji dafa metti lool situation bi nag ñoom dañ ko daal di jël au sérieux looloo tax sax autorité yi ñoom di def seen kéem kattan ngir daal di naka la ñuy def ba kaaraange gën fa mën a am président bi di foog
Gnassingbé sax moom dem na ci àllarba ji ngir daal di dajeek ñi nga xam ne ñoo daal di rencontré yenn ci ay jafe-jafe waa Dapon yi nga mu nekk ville boo xam ne mi ngi daal di situé ci extrême nord bu boole réew. Russie nag gannaaw bu mu tëjalee ay buntam Europe ngir wàllum gaz bi mujj na ko daal di ubbiwaat gannaaw fukki fan yoo xam ne da koo daal di tëjoon mu ñu sukkandikoo nag ci ministre français Olivier Véran moom mii nee na jamono ji ñi ngi xaar ngir daal di Russie daal di couper gaz bi ak Europe ñoom dañuy daal di préparer naka la ñuy def ngir daal robinet bi daal di delluwaat comme nim daal di nekkee woon. xabaar yi tàggat yaram nu koy dooree ak cérémonie bu CAF World su Maroc 2022 war a am nag ni ki tey foole ca Maroc 19h GMT boole cérémonie nag ki nga xam ne mooy Pape Ousmane Sarr nekk attaquant moom nag jàpp nañ ne mooy jël ki gën a rafetlu but ci boole cérémonie. Aliou Cissé nag moom tamit ñi ngi gis ne moom mooy nekk meilleur coach bu dee Sadio Mané nag moom gannaaw bu mu nekkee meilleur joueur africain bu année 2019 ni ki ren 2022 boole titre tamit mi ngi koy xaar international sénégalais bi. international sénégalais bi di Sadio Mané ni kii démb nag la doon amal match préparation foole sa Bayern moom sax moo daal di mujj dugal but bi ci juróomeelu minute Sadio Mané nag gannaaw bu mu dugalee ñi nga xam ne nag ñooy ay supporters am daal di nañ ci kontaan lool match ba boole sax ñu ngi ko daal di def ci 4-4-2 international sénégalais bii nag équipe am moo daal di daanoon ci juróom benni bal ci ñaar. technicien catalan bi di Xavi Hernandez moom nag mujj na daal di rejoindre groupe am foole ca Miami entraîneur bu Barça bi nag dafa daal di amoon ay jafe-jafe ngir daal di dem États-Unis ngir daal di rejoindre équipe am bi ci tàmbali tournée bi pré-saison. technicien catalan bi nag lu ko waral moom dafa demoon ay jafe-jafe ngir daal di am visa li ko waral nag mooy da doon am ay déplacement yu bari foole ca Iran fekk mi ngi war a jouer foole ca Al Sadd ca Qatar mais mujjantal maag yi nag daal di nañ ko autorisé ngir mu daal di fekki équipe am. xabaar yi tàggat yaram mi sax mooy yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.